asalaamaaleykum mbokk internetu leeral seen kàddu askan wi moo daal di dikkaat tey nag ñu nar a waxtaane lu am solo mu jëm ci wàllu métier wu journaliste mooy ki nga xam ne moo war a informer askan wi tey nag buñ demee ba nga xam ne journaliste bi tey bu waxee askan wi di ko laam-laamee est-ce que ndax jotul lii de journaliste mu xoolaat li nga xam ne moom lay informer li nga xam ne moo di askan wi tey journaliste li nga xam ne moo di éthique ak déontologie bi nga xam ne ñoo ngi ko doon jàng ci biir école de formation est-ce que ñoo ngi koy respecté ndax école de formation aussi formation bi nga xam ne moom moo war ci journaliste ndax ñoo ngi koy def ndax tey journaliste bi nga xam ne tey mooy dem di publier ci école de formation bi lay jaar d'abord ak kii li nga xam ne moo di formation bi war bu mu ne dem ci li nga xam ne moo di rédaction yi mën a respecté li nga xam ne moo di loolu la règlement journalisme soxla dinañ ci dem seeti ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllum information askan wi tamit ci lañ bokk ndax askan wi tey ñoom ñooy jot boobule information ndax tey bu journaliste bi bindee tey askan wi la koy jox askan wi tatagal ko askan wi dékku ko ndax askan wi information bu ñu koy jox ndax mu ngi koy jëriñ ndax liñ koy jox am na benn njeexintal boo xam ne mu ngi koy am ci moom loolu yëpp dinañ dem rek waxtaan ci journaliste yi waxtaan ci askan wi ñu jox ñu seen xalaat ci bile thème. Monsieur Diba léegi tey ñu doon waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllum traitement de l'information mooy li nga xam ne moom la journaliste def mais d'abord tey kan mooy journaliste d'abord. Bon kan mooy journaliste loi bi réglé na ko déjà ñu ngi wax code de la presse réglé na kan mooy journaliste ki journaliste mooy ki génn ci école de journalisme ñu reconnaître ko ak diplôme après mu jógee foofu ci école bi dem ci rédaction ou bien su fekkee amul diplôme bi dina nekk ci rédaction lu mat ay at code bu bees bi sax mu ngi wax ay ñeenti at ak juróomi at ñooñu reconnaître la ne yow journaliste nga maintenant sax changement bi mi ngi ñëw ci code bi mais bu njëkkoon dañ doon wax ne kii journaliste dañ ko considérer comme ki nga xam ne nii daal lañ jàpp ne moom lu muy dundee yépp mi ngi ko jëlee ci liggéey bu journalisme maanaam daal soo ci nekkee ñu ne l'essentiel de tes revenus maanaam lu ngay gagner yépp mu ngi jógee ci liggéey boobu dañ la jàpp rek comme journaliste. Journaliste rôle am mooy informer juste et vrai et joxe information boo xamante ni c'est équilibré bala nga koy joxe nga saytu ko xool ba xam information bi dëgg la wala du dëgg xool ba xam c'est fiable wala c'est pas fiable xool ba xam amul far wala amul parparloo ak yooyu yépp. Donc ñun à notre niveau bu ñu jotee information parce que des fois dañ lay woo bu ñu la wooyee jox la information avant nga koy publier avant ñu koy publier dinañ woote vérifier recouper xool ba xam information bi c'est fiable wala c'est pas fiable xool ba xam dinañ am beneen avis boo xamante ni mook information bi bokk nañ pour ñu mën a joxe information boo xamante ni c'est équilibré ba nga xamante ni duñ heurter kenn te aussi tamit bu dee information la boo xamante ni dañ koy joxe concernant benn nit ak beneen nit dinañ jéem a am beneen partie bi jéem a recueillir avis xool day am droit de réplique donc information bu ñu fi joxe ñun fii à notre niveau dañ koy xoolaat ko saytu ko par rapport nag xam nga presse en ligne la aussi il nous arrive parfois ñu jëli information feneen comme par exemple si votre site xam nga leeral site bu mag la comme Seneweb des fois mën nañ fa gis benn information ñu jël ko ñu traité waat ko dugalaat ko mais bala ñu koy traité dinañ toog saytu gëstu def si ay recherche yoo xamante ni recherche yu poussé la parce que boo xoolee tout récemment am na benn information boo xamante ni ñu ngi koy dégg mooy le cas du directeur de l'ISEC voilà Mamadou Diop biñ ko jotee toog nañ presque 24 heures di def ay recherche pour door ko mën a publier parce que aussi tamit métier bi moo laaj loolu des fois parce que dafa laaj loo xamante ni vie privée nit la te da koy heurter directement ak nit ki tamit avant ngay publier yenn yi si moom da ngay xalaat famille moo tax war nga xoolaat sa information collecter ko xool bu baax lan ngay def door ko mën a publier. te ñu doon waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllum tas xibaar tey nga nekk askan wi gis journaliste tey ni nga xam ne moom la ñuy joxee xibaar yi tey ban jàngat nga am ci loolu. bon en fait looy tasee xibaar yi des na quand même parce que information ñu soxla dëgg jot duñ ko jot waaw. parce que yàlla suñu borom subhaanahu wa taala dafa digaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko a'uuzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha alladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu mooy maanaam
bu la indilatee xibaar maanaam information ci lu mu mën a doon moo xam sa njaboot la wala ci lu jëm ci mission bi la yàlla yónni bala nga ci doxale dara wala nga ci def dara na nga ko xool maanaam mooy nga vérifier ko parce que wax ju ne day am biir day am biti donc nga xool ko ba xam wax ji wér na laaj ko ña nga ko war a laaj disoo ci ak ña nga ci war a diisal bala nga ciy jëfandikoo nen loolu dana la dimbali mooy waral soo ca jëfandikoo wax ca wala nga jëfandikoo ca lu mu mën a doon doo ca am jafe-jafe doo ca am gàcc donc muy xibaar bu ñu la mën a indil da nga koy saytu moo xam loolu nag dafa yaatu donc moo xam ci ñi nga yilif di leen liggéeyloo moo xam ci sa njaboot la moo xam rawatina ki nga xam ne dañ koy déglu di xaar ci moom xibaar. nga loolu moom dañ ci war a def ab taxaw seetlu parce que dañu toll ci jamono ñoo xam ne comme Sénégal nu mu mel dañu tàmm dégg bu ñu déggee tëll rek ne damm na parfois nag gars yi damay dégg ñu ne sama mbokki journaliste yi bëgguma leen tooñ mais des fois dañ naan ñi dañ bëgg a jaay seen journaux yi ba tax mën nañ sax créer benn affaire wax ko mais est-ce que jaay sa journal rek war na tax nga mën a wax loo xam ne dafay yee fitna parfois nga wax loo xam ne mën na yee fitna te doo ci rendre compte. Sénégal moom dafa nekk dëkk boo xam ne tamit yenn saa yi dañ naan nit ñi duñu sos dañuy yokk d'habitude dañ naan bu ñu waxee dara rek xëy na am na lu si am xëy na dañ ko yokk mais am na lu si am. waaw je pense que tey métier journalisme bu ñu koy wax day métier bu am solo ci nu réew yi di doxee notamment réew yi nga xam ne da leen wooyee démocratie tey booy xool presse bi am na lu mu joué trop sur la première alternance au Sénégal mais également avec la deuxième alternance. et presse bi sax ñu ngi koy wooyee ñeenteelu pouvoir d'après li ñu xamoon ci les 3 pouvoirs classiques yi xam ne Charles de Montesquieu moo ko théorisé woon muy wane doole presse boobu nag doole boo xam ne nii dañ ko war a def ci cëkkal guy doomu aadama mu koy xeexee moroomam wala mu ci xeex askan bi mais day xam ne dafa ñëwoon bi nga xam ne nii société yi dañu nekk ci genre lëndëm gi li ko waree woon mooy jotuñu xibaar bi presse bi war a ñëw donc pour mën a permettre ñu jël xibaar bi jox ko doomu aadama yi mais également war leen ko jox de manière objective. mais tey jii est-ce que jotul tamit journaliste taxaw saytuwaat xoolaat seen bopp xoolaat ni nga xam ne moom la joxe information parce que tey boo demee ba journaliste bu waxee askan wi di ko laam-laamee te parce que journaliste bi tey moom moo war a joxe li nga xam ne moo di information mais information bi nga joxe war na nekk lu leer loo xam ne tey jii askan wi nga koy jox boo leen ko joxee tey dinañ ko mën a nag mais buñ demee ba journaliste tey bu waxee ñu koy laam-laamee est-ce que jotul tey journaliste taxaw xoolaat seen bopp xoolaat ni nga xam ne moom la ñu joxee askan wi xibaar yi. waaw dëgg la xam nga ça aussi bu ñu nax aussi suñu bopp xam nga le journaliste nekkatul moom rek moom mooy pourvoyeur d'information xam nga donc tey jii internet mu ngi fi donc façon bu ñu doon defee journalisme dafa xaw a changer xam nga donc il faut ñu jël en compte arrivée internet nu mu duggee ci métier tas xibaar yi. da ngay gis ku dul journaliste day créer blog par exemple di diffuser information donc loolu changement la maintenant nag yàqu-yàqu yi aussi bokk na ci pour man jàpp naa ne leen lu ko indi aussi mooy porosité maanaam ku jóg mu dugg ne journaliste nga aussi loolu bokk naa ci pour man li nga xam ne nii lu yàq mbir mi aussi la quoi moo tax am naa yaakaar que ne bon ak gëm-gëm que ne ak code bu bees bi peut-être mën na régler liñ jàpp ne yàqu-yàqu la mais jàpp naa ne aussi kenn du ko defar à notre place nos journalistes ñun rek ñoo ko mën a defar da ngay gis sa collègue journaliste def loo xam ne ni jaaduwul mais ñemewuloo ko wax xam nga donc suñu bëggee daal mbir mi jëm kanam journaliste yi ci boppam ñoo koy régler seen bopp ñi nga xam ne ni bokkuñu ci wala ñi nga xam ne ni amuñ vocation informé def journalisme ñu génnee leen ci mais doo gis mukk ci hôpital ba ku yor blouse te jàng ko amul wala prétoire bi nga dem foofu juge mu ne la nii nangam te jàngul loolu pourquoi nag ñun léegi ñun ci métier journalisme ngay gis koo xam ne nii dafa dem jàng ñu dàq ko mu ne journaliste la koo xam ne nii saa waay dafa kenn xamul voilà lan la def ñëw ne journaliste nga dugg ça aussi il faut ñu régler loolu donc suñu fekkee ne ne régler nañ ko teg ay garde-fou kan moo war a nekk journaliste parce que jàpp naa ne am na ñoo ñëpp waruñ nekk journaliste am na ñoo xam ne nii matewuñ ko du ci xam-xam
du ci jikko bi du ci valeurs yi nga xam ne ni moom la ñu war a am ñu war a nekk journaliste donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ni dañ ko régler dinañ mën nañ teg bépp dispositif bépp loi mën nañ ko voter mais su fekkee ne ni journaliste yi ci seen bopp bugguñu régler mbir mi jàpp moo ne dina régler wu en le disant aussi du ma si épargner aussi les patrons de presse puisque aussi soo amee télé nga am rajo wala nga yor journal moo xam en ligne la wala journal papier mais di jël aussi n'importe qui damay jàpp ne yow ci ñu contribuer yow patron de presse bi ci ñu contribuer ci yàqu-yàqu bi am ci métier mi ci nga bokk ñiy jël ñuy liggéey ci rédaction yi dañ leen war a tànn dañ leen war a segg waruñu jël n'importe qui mais jafe-jafe yi ak conjoncture bi tax na bi nga xam ne da ngay gis kay jàng ci école bi yor diplôme mën ko lool waaye ab Fatou Ndiaye wala ab Ablaye Ndiaye bu jógee fële puisque moom nee na day joxe ay service am bëggul soxlawul payoor ñu dem jël kooku bàyyi ki nga xam ne ni moo ko mën moom moo ko xam nga loolu aussi dafay poser problème donc d'abord journalistes yi ñoo ko mën a régler après nag bépp dispositif moo xam juridique loi bu ñuy teg pour régler mbir mi ñu régler ko mais journalistes yi seen biir ñoom ñoo koy régler mais bu ñu nax aussi suñu bopp que ne journaliste bi rek léegi nekkatul moom mooy joxe info xam nga internet mu ngi fii mën nga informer wu sans nga déglu rajo sans nga déglu aussi la télé am na yeneen moyens yoo xam ne ni ñu ngi fii aussi di informer. waaw loolu c'est vrai parce que tout récemment rek yàggul dara bi coronavirus bi duggee ci Sénégal dugg naa ci benn oto dégg benn femme boo xamante ni mi ngi wax naan journalistes yi duñ wax lu dul dëgg dañu kàcc rek lu ñu wax du dëgg walla dañu amplifier affaire yi donc il est temps que aussi tamit journalistes yi loolu wax boobu ñu siy bàyyi xel bien vrai que ñu bari comprendre ñu métier journalisme nan lay demee parce que rôle am mooy informer warul denc information boo xamante ni day utile pour nit ñi. mais comment s'informer? Voilà si loolu laa jëmoon comment s'informer parce que des fois am na information yoo xamante ni sax warul génn parce que bu génnee day yàq. donc il faut nga téye ko wala boo koy génnee nga xool nan nga koy génnee loolu nag day dellu ci éthique ak déontologie te man dama ko yàgg wax ma ni éthique ak déontologie nekk na loo xamante ni journaliste da ko war a juddoo wala ñu yar ko ci parce que am na loo xamante ni buñ la ci yarul wala judduwoo ci kenn mënu la ko jàngal donc il faut à la base nit ñi xam ne journaliste dafa war a am éthique ak déontologie bi muy nekk xale màggaaleeg moom parce que li nga wax c'est vrai des fois da ngay gis journaliste yoo xamante ni bon bugguma sax kii mais dañu joxe information boo xamante ni bon ça laisse à désirer vraiment loolu moom vraiment damay wax journaliste yi ñu gën a góorgóorlu ci côté boobu te ñu xam ni dañu am mission boo xamante ni bu diis la parce que journaliste mooy xam lu kenn xamul parce que mooy dugg fu kenn dul dugg te dañ koy permettre muy dugg fépp lañ koy permettre muy dugg amul fenn sens interdit donc moom mooy xam lu kenn xamul moo tax il faut ñu xam ne mission bi ñu yore dafa diis ba bu ñuy joxe information ñu xool nan lañ koy joxe vérifier ba xam information bi dëgg la wala du dëgg loolu nag dama leen ci gën a ñaax ñu gën a góorgóorlu ci côté boobu. léegi ban jàngat nga am tey jii mooy façon information yi xam ne dañ koy génnee muy information privée nit ñi wala leneen ak la est-ce que tey journaliste tey war na dem di joxe information yoo xam ne tey jii mu xam ne lii bu génnee tey dafay gaañ wala dafa am leen lu muy def nii est-ce que jotul tey ñu xoolaat. non information vie privée nit kooku kenn waru ko jox dans le journal kooku moom c'est un secret de la vie de la personne da nga ko war a garder même soo ko xamee kooku da ngay ut pour gaañ nit ki te yaakaar ni ku gëm yàlla koo am diine. doo gaañ sa kii nit ki. amul diine ju ko nangu amul gëm-gëm bu ko nangu amul nit ko mën a nangu tamit pour man damaa jàpp ne daal ñi koy def it damaa jàpp ne peut-être dañuy juum mais xanaa du seen jubluwaay parce que loolu it xam nga amul solo waaw loolu daal mooy li nga xam ne man moom laa jàpp. information bu mu mën a nekk balaa nga koy génn war nga ko xool mais comme ci li ma la wax sànq rek ne la ki bëgg a jaay kooku loo ko indil lu mu mën a nekk da koy wax. lu mu mën a doon da koy teg ci marché bi parce que bëggul lu dul journalam jar loolu kon loolu du seen faute ñoom loolu ñi koy def mooy ñiy def jël seen vie privée di ko teg ci net beeg internet beeg yaa ma gën a xam loolu ñoom la moom mais ñi nga xam ne dañoo bëgg a jaral nag moom lu waay for indil leen rek dañuy jaay
ñu waxate information bi sax est-ce que du désinformation parce que ki nga war a gindi boo ko joxee xibaar bi nga bëgg yow pas bi mu war a am kon kooku yaa ngi koy réeral au lieu nga koy gindi et je pense que la presse initialement elle a été faite pour leeral doomu aadama yi pour ñu jot xibaar bi à temps réel mais également de manière objective. tey aussi journaliste bi lan moo war a doon taxawaayam par rapport ak yenn information yi parce que gis nañ récemment li nga xam ne moo di coronavirus bi tey ak yenn information yi nga xam ne tey journaliste yi joxe nañ ko ci ñu bëri tey dañ ciy ŋàññi journaliste ak récemment bi ci mujjee xew mooy kaawu DG bu ISEG nga gis tey ku nekk di ci wax journaliste tey boo déggee fi benn info tey fii déggal fi benn info ku nekk di joxe sa info tey lan moo war a doon taxawaay journaliste par rapport à ça. responsabilité pour man. Def métier mi aussi responsabilité la àndal xam nga ne man info bi d'abord lan la mën a jariñ lan la mën a apporter ñi nga xam ne ñooy sama auditeur wala ñooy sama lecteur lan la leen man jariñ n'est-ce pas info bi lan la mën a indil réew mi donc responsabilité moom moo war a njëkk ci journaliste bi nu mu war a defee mbir mi mais xam nga loolu yëpp maa ngi ñëw rek ci yàqu-yàqu yi ma waxoon ne moom moo nekk ci société bi ñun dafa am suñ prof de sociologie dañu doon wax ne ñu ci réew mi soit il faut nga mettre en avant sexe wala le sang xam nga dafay nekk loo xam ne ni c'est un produit vendable soo ko defee ce journal dina jar donc léegi nag am yeneen yu ñëw lu ñuy wax le buzz xam nga sensationnel si que actuellement loolu laay gis ne loolu la ñuy gën a mettre en avant que information boo xam ne ni dina jariñ nit ki mais soo xoolee parfois yi ngay gis ci une journaux yi ci rajo yi wala mais demal ci rajo yi maintenant les émissions les plus suivies yan la les faits divers les émissions de faits divers donc mbir mi responsabilité la àndal. journalistes yi formé wul leen en spécialisation intégrale te ñun bu ñu ñëwee ci suñu système LMD bi licence master doctorat arrêté bi def ñu imposer que ne l'apprenant dañ ko war a former en spécialisation intégrale de la première à la troisième année au niveau du premier cycle c'est-à-dire ci benn filière rek lañ koy spécialiser mais lu tax journalistes yi du leen former ci benn filière rek. tey bu ñu soxla woon tey koom-koom on est obligé ñu dem jëli benn koo xam ne nii économie la jàng mais lu tax mënuñu am benn journaliste en économie bu ñu soxla woon tey santé ban journaliste lañ mën a formater en santé amul. donc yooyu tey day bon yeneen dynamique ay paradigme yoo xam ne xam nga pédagogie en réalité ni société di màggee noonu lay màggee mais ñun nag joxuñu duñu accompagner l'évolution pédagogique. tout récemment rek yàggul dara bi coronavirus bi duggee ci Sénégal dugg naa ci benn oto dégg benn femme boo xamante ni mi ngi wax naan journalistes yi duñ wax lu dul dëgg dañu kàcc rek lu ñu wax du dëgg walla dañu amplifier affaire yi donc il est temps que aussi tamit journalistes yi loolu wax boobu ñu ci bàyyi xel bien vrai que ñu bari comprendre ñu métier journalisme nan lay demee parce que rôle am mooy informer. rôle am mooy informer warul denc information boo xamante ni day utile pour nit ñi. mais comment s'informer. waaw voilà si loolu laa jëmoon comment s'informer parce que des fois am na information yoo xamante ni sax warul génn parce que bu génnee day yàq donc il faut nga téye ko wala boo koy génnee nga xool nan nga koy génnee loolu nag day dellu si éthique ak déontologie. loolu day dellu si éthique ak déontologie te man dama ko yàgg wax ma ni éthique ak déontologie nekk na loo xamante ni journaliste da ko war a juddoo wala ñu yar ko si parce que am na loo xamante ni buñ la si yarul wala judduwoo si kenn mënu la ko jàngal donc il faut à la base nit ñi xam ne journaliste dafa war a am éthique ak déontologie bi muy nekk xale màggaaleek moom parce que li nga wax c'est vrai des fois da ngay gis journaliste yoo xamante ni bon bugguma sax kii mais dañu joxe information boo xamante ni bon ça laisse à désirer vraiment loolu moom vraiment damay wax journaliste yi ñu gën a góorgóorlu ci côté boobu te ñu xam ni dañu am mission boo xamante ni bu diis la parce que journaliste mooy xam lu kenn xamul parce que mooy dugg fu kenn dul dugg te dañ koy permettre muy dugg fépp lañ koy permettre muy dugg amul fenn sens interdit donc moom mooy xam lu kenn xamul
moo tax il faut ñu xam ne mission bi ñu yore dafa diis ba bu ñu joxe information ñu xool nan lañ koy joxe vérifier ba xam information bi dëgg la wala du dëgg loolu nag dama leen si gën a ñaax ñu gën a góorgóorlu si côté boobu. ku siy dugg muy jeunes yi ak képp ku siy mënti dugg na ko def par amour parce que métier la boo xamante ni c'est passionnant vraiment donc kon képp ku koy def na ko def par amour ba pare door si xool aspect pécuniaire bi. boo xoolee ñu si bari nag liñ siy dugg xaalis dañu yaakaar ni journalisme dafa am xaalis fekk amul dara surtout rek la ñuy demee donc conseil bi ma leen di jox mooy nañ si duggee par amour benn te buñ si xasee ba dugg ñu respecter seen liggéey parce que liggéey boo mënti def da nga ko war a respecter xam bu baax li ngay liggéey lan la maîtriser ko maîtriser li ngay def bu baax a baax bala ngay wax dara nga xool ko xoolaat ko bala ngay def dara nga xool ko xoolaat ko donc man conseil boobu laa leen di jox jeunes yi pour ñu gën a góorgóorlu te aussi tamit ku si toll si jàng nga dem jàngi surtout loolu ku si toll si jàng nga dem jàngi ku si toll si pratiquer sa métier nga pratiquer ko normalement et convenablement. métier da nga koy def ndax amour mais métier bu ko di def ñu ngi jiital xaalis mu nekk kàddu yu am solo lii di métier journaliste dafa nekk loo xam ne c'est trop sensible joxe information dafa sensible ndax kàddu bu xasee ba génn rek nekkatul loo xam ne war nga ko war a mën a jëlaat kon li ñuy joxe war nañ ko war a mën a saytuwaat xoolaat ko bu baax a baax li ñuy tàmbalee nag mooy si école de formation yi parce que journaliste bi fa lay génnee doo la mën a dem intégrer li nga xam ne moo di rédaction yi pour mën a joxe information yi kon ngelawaay fi ñu koy former war nañ ko war a mën a xool jox ko formation bu mucc ayib jàngal ko li nga xam ne moo di éthique et déontologie traitement bi nga xam ne da ngeen koy jàng collecte bi ak information équilibre bi nga xam ne moo ngi ko soxla war nañ ko journaliste war nañ ko war a mën a respecté waa joxaat ko gëddam ba tey jii bu ñu joxee lii nga xam ne moo di askan wi jox leen xibaar bi tey du ñu am benn lam-lam bu ñu ciy def ñu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu métier joxaat suñu métier gëdd joxaat suñu bopp gëdd nga xam ne tey di ñàggaat li nga xam ne moo di suñu métier bi ba tey nekkul n'importe qui moo ciy ñëw di ci dugg di ci def loo xam ne tey jii bu ñuy ŋàññi dañ naan journaliste yi ndax tey lii di médecine tey mënoo dugg ñëw sol sa blouse ñëw dem defi li nga xam ne moo di médecine sans autant nga jàng ko déedéet kon nag suñu métier bi tey képp ko ciy dugg tey war na doon loo xam ne da nga koy jàng ba nga am si ay diplôme jàng ko ba nga xam ne tey jii kat boo waxee kat dañ naan waaw kàngam wax na wala kii li mu wax ni doon na lu yenn maanaam wala doon na lu doon dëgg nag kon nag métier journalisme kon dafa doon loo xam ne lu responsabilité la journaliste nay jël ay responsabilité am ñenn ñi bu ñuy nangu ba ñu leen di utiliser mu nekk forme de vengeance wala mu nekk forme de destructive ñuy yàq nit wala ci leneen ak leneen ak joxe information yoo xam ne yàkkamti bu mu la tax a joxe loo xam ne wóoru la li naan yàkkamti yàqule kon nag nañu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu métier joxaat suñu bopp gëdd joxaat ko li nga xam ne moom moo war jërë ngeen jëf di leen jox dig daje rek beneen yoon ci seen beneen numéro kaddu askan wi jaa ngeen jëf